asalaamaaleykum maa leen di ziare ñëpp waaw baax na asalaamaaleykum mbooloo bi maa leen di ziare ñëpp man bu may wax damay wax ci turu famille Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne nag wax ci moom yomb na wax ci moom tamit yombul ndaxte dafa doon nit koo xam ne dafa bëri ay façon je peux me permettre aussi wax ci turu famille am ndaxte man ak moom lu nu boole avant sax engagement am ci wàllu activisme Cheikh Omar Diagne yàlla moo nu boole parce que ci pas-pas bu nu bokk parce que ñoo bokk jël wérd bon moo ma njëkk a jël wérd waaye ñoo bokk pas-pas ci wàllu tarixa tijaan donc loolu moom moo nu gën a boole. lu may mën a wax nag ci nit ki mooy que ni damay wax en tant que Cheikh Omar Diagne en tant que personnalité en tant que nit ku ma xam mais tamit mën naa wax tamit Cheikh Omar Diagne en tant que koo xamante ni dafa engagé wu ci ay combat bu may njëkkee nag ci la personne laay wax Cheikh Omar Diagne nit ku dëggu la ci loo xamante ni ci lépp lu muy dugg daf ci doon dëgg dafay doon loo xamante lu dëggu la ci moom waaw il na lu muy def du ci def demi mesure da ciy dem à fond waaw lu ko dal nii nag mën naa xam ne préparé woon na famille am bu yàgg ñun ñi tamit préparé woon na ko parce que dafa ni combat bés boo koy mënee da ngay il faut s'attendre à tout ndaxte ennemi bu nu jàkkaarloo dina def tout pour jéem ko fàggagal loolu xamoon na ko préparé na ko famille am beneen bi mooy que ni Cheikh Omar Diagne combat bu muy mëne nii c'est-à-dire je parle de ci activisme laay wax combat bu muy mëne nii dafa engagé toute une génération waaw parce que booy xool dëgg-dëgg ci wàllu góor jigéen c'est benn projet pour man impérialiste la parce que l'impérialisme ce n'est même pas économique mais aussi c'est civilisationnel lii tubaab yi duñu jéem a imposer ci wàllu góor jigéen ñu koy jaaralee ay Nations Unies di jéem a voter ay loi pour ñu accepter yenn contre-valeurs yi loolu pour man c'est un projet impérialiste te Cheikh Omar Diagne loolu la comprendre au-delà ci engagement bu mu def ci ànd sàmm jikko yi beneen bi tamit mooy que ni maa ngi gis ñuy wax waxu góor jigéen rek mais Cheikh Omar Diagne aussi engagement bu mu def tamit ci wàllu impérialisme économique la parce que bindoon na benn livre bi ñuy wax la révolution de l'argent donc boo koy xool tamit loolu tamit conscience citoyenne may na ko ci fànn yëpp mi ngi fay xeexee ce qu'on appelle en fait cet impérialisme là donc lu may wax rek que ni ñun ñi combat bi en fait ce n'est même pas le combat en fait de Cheikh Omar Diagne mais c'est le combat boo xamante ni de toute une génération d'une masse critique boo xamante ni dañ fi nekk fii pour jéem a barrer la route à cet impérialisme là nga xamante ni dañuy bëgg a imposer ay contre-valeurs loolu daal laa amoon lu may wax ci Cheikh Omar Diagne parce que wax ci moom yomb na wax ci moom yombul mais lenn daal laa mën a wax que ni ci wàllu pas-pasam ni moom julli la woon parce que lu may mën a wax mooy que ni Cheikh Alioune Cissé premier xalif Cheikh Ibrahima Niass ba nga ko laajee ba Baye Niass génne àdduna ñoo ko la nga xam ci sëriñ bi mënoon na taxaw di énumérer tant de qualité mais dafa ni kii jullit rek loolu jullit nag bu nga koy wax nag ça résume tout Cheikh Omar Diagne loolu laa mën a wax ni jullit la woon ci bépp fànn waaw wax dëgg fa yàlla merci. jërëjëf Ahmed Cheikh Omar Diagne jullit la loolu yaakaar naa ne xakkan ñëpp seede nañ ko ndax li may wax nekkul koo xamante ni ku ñu umpale la li ma koy liiree ci pancarte bi rek mooy li ma wax sànq ñu tous sommes des Cheikh Omar Diagne man Daouda Gueye je suis Cheikh Omar Diagne te ñii ñëpp taxaw di xeex mbon ay Cheikh Omar Diagne lañ kon nag nañ jàpp ne tey ñun ñëpp lañ tëj ñu war a nag libérer suñu bopp génnee Cheikh Omar Diagne ci loxo yi nga xamante ni fa la nekk ndaxte justice cim réew bu demee ba nga xam ni mu taxawee mooy dinaa la dóor ta sama loxo du la laal dinaa la nëbb jant bi comme ni ko Djibril Wall doon waxee kon nag dafa jot ñu taxaw parce que personne n'est plus en sécurité te ku yaakaar ne tu n'es pas concerné bés dana dal sa kaw wala mu dal ci ku la jege te bu boobaa yaakaar naa ne dana fekk ñi taxawoon di xeex ñëpp ñu faagaagal leen nga des ak say rongoñ ñi woo waa collectif des candidats recalés du concours CREM Abdou Maye Faye Abdou Maye Faye sa discours la nar a dire man sa discours la nar a dire
salaam. Voilà, merci beaucoup. Asalaamaaleykum. Voilà, mbooloo mi nuyu naa leen ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu manifestants yi fi teew yëpp di nuyu aussi suñu papa suñu kilifa nga xam ne ñu ngi fi toog di nuyu aussi les membres de la société civile notre sœur grand buy joxe voilà di rafetlu vraiment encore teewaay bi ce qui prouve toujours encore la maturité l'éveil des consciences surtout quand je vois la majeure partie c'est des jeunes pour wax rek dañ doon ne tey dëkk si jeunesse la ñuy xool est-ce que mu ngi avancé wala avancé wul mais ici ça rassure révolution mu ngi jël fi part loolu fierté la pour jeunesse sénégalaise bi voilà tey nag lu ñu fi xawoon indi mooy c'est vrai ñu ngi wax sur le projet de Cheikh Oumar Diagne ñëpp xam nañ injustice bu état wala bu nguuru Macky Sall laxasu si ginnaaw pour sargal ko génnee ko définitivement scène politique comme c'est un obstacle bu nga xam ne il dérange sévèrement l'État mais quand même loolu aussi yemu ci pour wax leen ne l'injustice dafa xaw a yaatu de telle sorte que na leen xamal ne tey État osé na wàcc encore rabaisser à un certain niveau booy di injustice si ay moromu doomam wala ay sëtam mooy tey xale yi ngeen gis nii yëpp ñu tàkk ay brassards rouges c'est des jeunes yu nga xam ne dañu subir concours injustice ci concours CREM depuis daaw nag bu ñu génnee 5000 enseignants yi wax yi dëpp ci télé yi plateau yi syndicats yi coow li jóg fii wàcc fii xamoon nañ ne tôt ou tard nous serons les seuls qui vont subir les conséquences ñu ngi nii tey ñu bëgg leen sacrifice depuis une semaine nag ñu ngi gis ci presse bi ci terrain bi di revendiquer di gis ay ministère di génn di ñu tontu ci ay détails yu nga xam ne teguñu ko fenn ci ay mots yu nga xam ne teguñu ko fenn lu ñuy xeex mooy dañuy jàpp ne sur 34 103 candidats ñu nga xam ne ñoo def concours CREM élèves maîtres te dama lay ne sur 34 000 yooyu 20 000 inscrits woon nañ concours bi clôture ministre bi génnee communiqué nee leen ne dañuy repousser date bi ku bëgg a inscrire waat nañu inscrire waat ci biir la 14 000 ñu leen inscrire waat encore une fois moo tax mu doon 34 103 candidats inscrits 3 candidats inscrits am na 3 phases concours bi nag lu tax mu xaw a doy waar mosul am dans l'histoire c'est un concours bu am 8 mois voilà léegi chaque étudiant si ñoom fay na 10 000 francs ce qui a coûté 300 quelques millions à l'État comme concours dafa am phase ñu nga xam ne ñoom ñoo arrivé à l'entretien sont 1522 ñu arrivé à l'entretien léegi ci biir 1522 yooyu État amul lu muy def 350 personnes la jël mu ne ñoo ñooy réussir concours CREM bi concours bu nga xam ne upp na presque 8 ans chaque année ñu ko doon réussir 2000 à 3000 membres la mu ñëw ren mu ne 350 la ñuy jël ci concours élèves maîtres muy injustice bu nga xam ne ndaw yi nee nañ pare nañ pour joxe yëpp mais duñ ko seetaan ministre bi génn barke Demba Ndiaye nee na 5000 enseignants yu ñu recruté woon daaw moo tax quota bi wàññeeku mu nekk kaddu bu nga xam ne encore une fois ça prouve l'incompétence ça prouve encore la non-cohérence ça prouve encore une fois l'obscurité bu nga xam ne Sénégal mu ngi koy dund ministre bi moo fi gën a daaw kenn saxalu ko la mu ne leen les 5000 enseignants que nous avions recrutés n'auront rien en rapport avec les concours à venir kon donc tey chargé de communication bu génnee barke de moo Ndiaye lu ñu lay tontu dañu jox ay calmants nee ñu ne les 5000 enseignants si la ñuy basé wu kon vraiment xamatuñu nous sommes ci ban dëkk lañ nekk en réalité si loolu nag la ñu appelé benn message tey suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi toog surtout les membres de la société civile les syndicats nous vous prenons à témoin devant l'opinion nationale et internationale ay doomi baadoole lañ mais nekkuñu ay doomi baadoole ñuy sacrifier concours bi gis na 5000 enseignants gis nañu ku ma am na ndey ku ma amul bàyyi on a vu ce qui s'est passé à Mbacké on a vu ce qui s'est passé à Ndioum on a vu ce qui s'est passé à Podor du ma revenir dans les détails pour wax leen ne c'est des recrutements purement politiques nous ne sommes pas des politiciens moo tax aujourd'hui jeunesse bi ñu ngi leen fi sacrifier loolu nag la ñuy xeex di leen xamal ne jeunesse bi lu ñu ñaan état mooy que les
172 recrutés à l'entretien ñëpp nañ leen recruter ñu dem enseigner parce que am nañ leur place dans l'enseignement kenn du leen sacrifier pour des bases politiques. Merci beaucoup. C'était le message que nous avions à lancer ici, devant nos chers parents qui sont là, devant nos chers frères qui sont là, devant la société civile qui sont là, pour vous dire que voici le message que nous lançons. Pendant une semaine, nous sommes là sur le terrain, en tant que fils, en tant que jeunes, revendiqués. Nous sommes des dignes patriotes, des dignes jeunes conscients qui veulent servir notre nation. Yalwaanuñu ñaanuñu dañu bëgg a servir. Merci beaucoup, c'était ça le message. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, allez, merci. jërëjëf réew mi moom comme tàpp féppay métti réew Macky Sall comme tàpp féppay métti fépp foo laal day métti ah mais injustice la moom laay wax comme tàpp féppay métti parce que concours boo xamante ni dafa mel ne état bi utiliser comme moyen d'enrichissement ku nekk 10 000 francs ngay joxe après ça fait des millions après ñu ñëw ak seen ay quota bàyyi ay 200 affaires yooyu jàll sur n'est-ce pas donc un millier waaw mooy li ambassade de France di def rek gars yi wut visa ñëw déposer amul remboursement même bu ñu la kiiwee quoi affaire yi foofu ñu taxaw quoi bu ñuy xeeb parce que booy xeeb wala nga taxaw di taaxirlu yaakaar na yow ça n'arrive qu'aux autres jour bu la dalee ngay doog a xam naka la méttee waaw ngay doog a xam naka la méttee comme sunu camarade Sylvestine Mendy bu Africa First ma ngay woo fii mooy la dame de la fourgonnette encagoulée dinañ ko doon dégg di leen di torturer Dakar ba Diamniadio ñenn ñi sànni leen ci filawoo Guédiawaye ñenn ñi sànni leen fële dóor leen ba ñu bëgg a dee loolu dafa jaroon réew mi ñëpp génn parce que tey moom la ak ñi mu àndaloon ëllëg keneen lay nekk mën a nekk yéen démb c'est le journaliste de la 7TV Pape Malick Thiam moo tax affaire bi amul statut amul journaliste amul citoyen simple injustice bu amee ñëpp dañu war a jóg taxaw xeex ko parce que boo ko deful jour bu la dalee ngay doog a xam naka la méttee te bu dee nañ la taxaw yow ni nga taxawoo woon da ngay dox ak ay sa ay rongoñ camarade Sylvestine kàddu gi mi ngoo waa salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di jaajëfal di remercier képp ku teewee fi tey doon ndaw bàyyi sa yite yëpp ñëw teewal le professeur Cheikh Omar Diagne doon nit ku kawe ci ñun doon nit ku am yëg-yëg doon nitu valeur doon nit nga xamante ne day jàngale lan mooy diine lan mooy comportement lan mooy valeur lan mooy nit waaye lan mooy nite te defe naa loolu ci jamono ji loolu la ñu soxla te professeur Cheikh Omar Diagne nit ka la koo xamante ne loolu lay jëmmal te loolu lay xeex ñu ngi nag ñaawlu la nga xamante ne fii tey feesul normalement fii dafa waroon fees ba oto yi duñu jàll parce que diine la ñuy xeexal jamono dafa yàqu ba nga xam ne képp ku ne ci diine nga bokk war nga xeex lii professeur Cheikh Omar Diagne di xeex tey donc muy jullit bi muy chrétien bi ak ku mënti doon ñuy wuyoo ci yàlla donc fii waroon na fees dell mais n'empêche yàlla baax na peut-être lii la yàlla namoon ci moom te day am mais n'empêche ñun xeex bi ñuy xeex dañ koy xeex suñu dëkk duñ ko bàyyee ay góor jigéen ñu koy gérer suñuy doom bëgguñu ñu doon ay góor jigéen ak ay lesbiennes dëkk bii dëkku diine la dëkku kilifa la muy chrétien muy musulman ak ku mënti doon fii ñu fi tëdd ay kilifa lañ ñu yàlla am ci ñoom kersa ñu yàlla baaxal ñu yàlla may teggin ñu yàlla may xam-xam ak mbaax donc dëkk bi góor jigéen du fi am baat ci loolu ñu ngi naan professeur Cheikh Omar Diagne dafa doon ubbi bëtu ndaw yi surtout ndaw yi yéen laay waxal tey te ñu nekk fii encore une fois ubbi leen seeni nopp professeur xeexalul boppam professeur xeexul ngir poosam professeur xeexul ngir intérêt personnel am professeur mu ngi xeexal pour képp ka nga xam ne fii tey mu ngi taxaw parce que boo amul doom tey di nga ko am ëllëg te société bii di ñëw xale yooyu la nar a yàq ji buñ ci waxul teg ci suñuy tànk tey dès à présent ñu xeex ci loolu donc moo tax ma ne leen même mu nga fële mais na mel ni moom mu ngi fii ci ñun parce que li muy wax daf koy bind daf koy wax te ci dëgg la ko teg képp ku bëgg dëgg képp ku bokk ci diine am looy ruus am looy bañ war nga jël xeex bi def ko sa xeexu bopp du xeexu professeur Cheikh Omar Diagne xeexu ñëpp la donc nous sommes tous des Cheikh Omar Diagne. Oui. Oui. Libérez! Libérez! Cheikh Omar Diagne. Libérez! Cheikh Omar. Justice! Cheikh Omar. Justice! Cheikh Omar. Justice! Cheikh Omar. di leen di wax ne fële mu nekk tey Jibril Waar ma fa waroon nekk parce que saaga na diine Jibril Waar nee na ñiy jàng
merci Sylvestre. yaa ko wax. muy femme bu jàmbaar moom it. yaa ko wax. moo tax tàccu la ci li mu jógee bu doon keneen peut-être mun na taw bàyyi mais gis nga tey la gën a dëggu tey la gën a am taxawaay kon may leen ko loxo jërëjëf Sylvestre. jàmbaar dëgg man ak moom ñoo mujj ca furi ko nekk ba jàmbaar dëgg. Sylvestre mu ne boole dëy boole dëy boole dëy. donc ñu woo Baye Niass Baye Niass aussi ma nga woon ca fourgonnette ba c'est fourgonnette ba nag dafa xawoon a mooy mbooloo de moo sonal xaftaan bi ni mu rax avec salam xas dëgg la daama asalaamaaleykum sénégalais ñu ngi leen di ziar di leen sàkku ñaan di nuyu waa collectif collectif bi nga xamante ne moom moo doon xeex parrainage keroog moom moo doon xeex non violence bi ñu dem tamit ba taxaw tey di défendre suñu frère Cheikh Oumar Diagne man nag damay sant yàlla benn côté ñun ay nitu daara lañ wallahi lazim su ma demee bay gëstu lenn lu jëm si affaire góor jigéen wala affaire de franc-maçon c'est grâce à Cheikh Oumar Diagne ak ñoom Makhtar Sarr yi toog ak ñoom Ababacar Mbuub loolu nag dafa jar a wax Cheikh Oumar Diagne nag ñëpp xam nañ taxawaayam taxawaay bi mu taxaw bokkoon na si nit ñoo xamante ni sénégalais yi bëggoon nañ ñu teewal leen ci biir assemblée nationale te ba léegi ñu ngi si taxawaay boobu noonu incha allahu rabbi société civile bi muy activisme religieux bi ak ñëpp bëgg nañ ñu teewal ñu si biir assemblée nationale ndax li ñuy jàmmat ñu am ko beneen bi mooy Djibril War dafa porter plainte Cheikh Oumar Diagne ndax da koo ne dafa bokk ci benn kuréel ñun waxuñu loolu ñun dañoo ne Djibril War ci boppam moom ci boppam góor jigéen la Djibril War ci boppam góor jigéen la Benno Bokk Yaakaar bi mu bokk ñoom seen bopp dañuy défendre góor jigéen beneen affaire bi ñuy wax sénégalais yi mooy que ne nañu fexe ba législative yii di ñëw incha allahu rabbi ñu wàññi seen majorité foofu noonu ñu fexe ba ñiy xeex góor jigéen jóge Sénégal bëri ci biir assemblée nationale bi beneen bi mooy dañoo am benn président boo xamante ne dictateur bu bon la bu jugee si dër activiste yi bu jugee di rey nit mooy que ne lu mu ciy teg mooy tëj ñi nga xamante ni dañuy taxawal diine ñun ñëpp gis nañ adduna bi fu mu toll ñu ngi risqué dem ci guerre mondiale ñëpp ñu ngi xool nu ñuy régler seen problème économique nu ñuy régler seen dëkk waaye Macky Sall moom mu ngi topp ay adversaire politique di leen xeex mu ngi topp ñoo xamante ni peut-être li ñuy xeex arrangé wu ko mu leen di jéem a tëj li ñuy wax mooy que ne lii premier pas la ñun waa Colicot pare wuñu bu ñu libéré wu Cheikh Oumar Diagne incha allahu rabbi dinañ dañ ba fi mu nekk fëgg leen pour nañ ko libéré libéré Cheikh Oumar Diagne libéré Cheikh Oumar Diagne libéré Cheikh Oumar Diagne Fouta Tampi Fouta Mayi jaajëf Sénégal maay jaajëf ñu ngi évoqué torture yi di reetaan mais du dañ ko oyofal message la leen di envoyé ñoom ñuy soloon pour que kagul yi du ñu torturer di torturer gars yi ak ñi leen yebal ay ree la ñu def parce que dañ leen yónni woon pour ñëw intimider ñu yaakaar ne dinañu xaw a yox suñu taxawaay bi tey lañ ko gën a dëgëral taxawaay bi tey lañ ko gën a dëgëral góor jigéen du fi am góor jigéen du fi am Cheikh Omar nag fële mu nekk ñàkk la lu nekk ba mu des télé dina ko seetaan ci compte rendu yi ci télé yi def moo tax ñun ñëpp ma bëgg ñu def bruit pour Cheikh Oumar Diagne wax ko ne ko ñu ngi taxaw te nous reviendrons et nous serons des milliers Cheikh Oumar Diagne 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 sama sëriñ tey laa lay mos a wax sama sëriñ te doo ko xëccoo ak man parce que mënoo maa tontu quoi ku mu gis rek sama sëriñ balaa nga wax mu ne la sama sëriñ wala ko sama sëriñ bu dee mu jaxase wax ji sama sëriñ Cheikh Omar tey la ñu gën a taxaw suba la ñu gën a taxaw danañ la génne ci loxo yooyu parce que foofu du sa place Sénégal daf laa itteewoo Afrique daf laa itteewoo te yaakaar naa ne ñu mel ne yow bëriwul moo tax dañ lay sàqanal danañ la génnee ci loxo yooyu noonu ñëw indiwaat la fii ñu jógee ci loolu waaw ñu ñëwaat ci torture yi
keroog gis nañu suñ benn mbokk Sénégal bu ñu doon torturé fële ci Italie ñu def délégation daw ne dañ ci prononcé wu alors que ñoom seen biir réew fii waxuma la torture mais ñu ngi rey sénégalais gars yi def ay plainte waxuñu ci jóguñu ci kilifa yëpp teg seen bët ñu jóg naan dañuy naa fekk dem ci wax leen doonte gaa sax ñun ñëpp dañuy naqaru li xew foofu te ñoom fii mu xew fi ba tey ba suba dégguñu kenn ku ci wax ay torture yoo xam ay jigéen ci weeru 8 mars ñu téye leen def leen naka sudul noonu dem sant leen ci àll bi yéen waxu leen ci loolu ngeen jug naan da ngeen dem ci dëkku nasaraan yi pour wax ñoom ñoo leen gëm parce que ñoom nee nañu ils vont traquer les personnes qui ont commandité ça mais yéen fii loo leen wax dara du dul nekk complice mais nag pour man ñun ñoo ko war a fajal suñu bopp am na yoo xam noonu buñu fa naree egg ñun nag ña da jóg parce que tamit duñu taxaw ñu ñuy rey waaw ñun nag ñooy xool nag jërëjëf camarade te lépp Khady Fall xam na kan la parce que moom moo ñu livré Khady Fall commissariat plateau xam na ñan ñoo ko jox ordre pour mu livrer ñu fourgonnette encagoulé boobu noonu te duñu ko bàyyi Khady Fall ñu ngi sa kaw ñu woo professeur Malick Ndiaye professeur Malick Ndiaye Cercle des intellectuels du Sénégal. Professeur Malick Ndiaye, Cercle des intellectuels du Sénégal. Sakko Kébé. Téléphone. Asalaamaaleykum. Mbokk yi xam nga Sénégal fi mu toll nii. Agenda bi nga xam ne moo fi nekk. Agenda bi il faut que jeunes yi xam lan la du agenda homosexuel doctrine sociale des loges la franc-maçonnerie ñi yóbbu woon Ahmadou Bamba ñi ko yóbbu woon ci yoonu géej gi ñooñu ba ñu décidé ne Sénégal dañ koy def réewu franc-maçon kañ la ëpp na téeméeri at kon problème bi ñu am mooy franc-maçon yi boo demee Guinée nëbbutuwuñu boo demee Gabon nëbbutuwuñu benn dëkk la franc-maçon yi nëbbutu dëkk boobu ban la fii la kon nag à bas la franc-maçonnerie à bas la franc-maçonnerie moo tax man li tax ma ñëw mooy élection yi ñu jëm na gaa ñi góorgóorlu de ñi nga xam ne ay franc-maçon lañu nañu dindi seen masque yi seen kagul yi kagul lañ koy wax de xaw ma nag nuñ koy waxee ci séeréer wala ci joola kagul yi nañ ko dindi ku nekk franc-maçon yow yaag sa boroom yéen a koy layoo kon nag clairement ku nekk mën na nekk franc-maçon de waaye yow yaag sa boroom ëllëg yéen a koy kii de faman yaxmal misqaala daratin xayran yara faman yaxmal misqaala daratin charran yara kon loo def tey ëllëg da nga ko layoo kon nag problème bu Sénégal mooy bu fekkee ne Cheikh Omar bàyyiwuñ ko man proposition bi ma defoon fii ci Khalifa Sall moom lay defaat buñ ko bàyyiwul duñu daanal benn mur de duñu def comme ni ko sëñ Mountakha waxee ak monseigneur Benjamin Ndiaye waxee ni bal ni pierre dañuy def délégation bu mag dem jëli ko ci jàmm ak ci tranquillité waaye bu fi kenn sànni xeer bu fi kenn tiré bal kon nag nañ góorgóorlu ñu ànd ci ngor ànd ci jom lépp ñu def ko te ñu bañ a fàtte li nga xam ne Masalikal Jinaan mënu ko jàngal maanaam boo amee lu lay metti faman yaxmal misqaala daratin xayran yara faman yaxmal misqaala daratin charran kon loolu mooy di affaire boo amee loo xam daf la metti xamoo noo koy fajee na nga ci bàyyi xel suba na nga ci bàyyi xel ngoon na nga ci jóg na nga ci ànd ak jom boo ko defee kon nag Sénégal
nanu jàpp ne boo demee Oussouye ci bois sacré bi boo demee ci église bi boo demee fépp kon nag nanu dem seeti di ñi ñu waxtaan ak ñoom ñu leen ñi bëgg a jàpp Cheikh Omar liñ ko bëgg a def loolu agenda franc-maçon la kon nag à bas la franc-maçonnerie jërëjëf. jërëjëf professeur jërëjëf waaw ñu woo sëñ Ousmane Lo mu wax au nom des étudiants de l'UCAD. étudiants yi faral di defal ay conférence à l'UCAD. Ousmane Lo mun nga jege si. asalaamaaleykum mbooloo bi asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum la jeunesse du Sénégal ñu ngi nuyu képp koo xamante ne teew nga fii ñun ñu ñëw fi en tant que étudiant boo xamante ne dafa ñëw ngir daal di combattre li nga xamante ne mooy injustice bi taxaw si professeur Cheikh Omar Diagne mu nekk nit koo xamante ne yaakaar naa seede yëpp benn la nit ku honnête nit ku intègre nit ku am diine nit ku am respect mooy nit koo xamante ne waa ji wax na ko sànq ku mu gis rek sama sëriñ lay njëkk a wax kon kooku jàpp naa ne patrimoine national la dafa soxla ñun ñëpp ñu daal di koy dimbale. man nag appel bi may njëkk a lancé li ma gis mbooloo bi tuuti nii dafa nekk lu ma métti trop te politiciens yi suñu wootee fii day fees dell léegi nag li ma ci jàngat mooy ne dafa am ñoo xamante ne dañoo jàpp ne Cheikh Omar Diagne dafa tooñ seen kilifa diine man ñooñu li ma leen di wax mooy su nekkee ne loolu lañ jàpp nañ ko jégal parce que Cheikh Omar lépp lu mu wax ak lépp lu mu def bëgg defar moo ko tax ak xeex li nga xamante ne mooy contre-valeur Serigne Touba Mbacké mi nga xamante ne ñëpp bëgg na ñoo am doom ñu mel ni moom même suñ ko mënul am Serigne Touba ba ko noon yi tooñee saaga ko jiñ ko terroriste jiñ ko façon bon bu nekk ba mu tourné lu mu leen wax afawtu anil a'da'i turran jégal naa képp ku ma mës a tooñ kon jàpp naa ne jikko boobu nekkoon Serigne Touba war naa mën a nekk si bépp mbokku taalibe parce que soo nekk da ngaa jàpp ne Cheikh Omar dalaa tooñ nga jégal ko ñu ñëw autour de l'essentiel moom mooy lan daal di combattre li nga xamante ne moom mooy injustice. tey nag jàpp ne ki nga xamante ne moom mooy professeur Cheikh Omar Diagne mu waroon a joxe cours heure bii nii à l'université feneen ak feneen kon nañ xam ne professeurs yi menacé nañ leen parce que daaw ci heure bii kan la woon docteur Babacar Diop l'actuel maire. daaw ci heure bii la àndoon ak ñoom Guy Marius Sagna ñuy xeex li nga xamante ne mooy yokkute ndox mi ñu daal di koy jàpp ne ko ràpp ci kaso bi te heure boobu ay étudiants am toogoon di ko xaar ngir mu ñëw def cours lu yàggul dara lañ jàpp daa Mbodj mu waroon a jàngale kon nañ jàpp ne enseignants yi professeurs yi ñoom ñëpp menacé nañ seen métier bi waruñoo jàpp ne tey professeur dafa war a toog ci classe bi rek di jàngale déedéet dañ koo soxla ci public bi muy joxe xalaatam ci doxinu askan wi beneen bi moom mooy étudiants yi ñoo ngi leen di lancer appel ñu ñëw daal di jàppale gars yi parce que dañoo soxla suñu ndimbal parce que man mënumaa comprendre dëkk boo xamante ne dañuy jël ay professeurs di leen tëj le moment où IGE OFNAC Cour des comptes ñoo ngi épinglé ay sàcc yi ay góor jigéen ñoo xamante ne dañoo tourner l'argent du contribuable ñu jàpp bàyyi leen ñuy taxawaalu di dox seen yitte ñu jël ay diñu doomu Sénégal di leen tëj ci kaso bi wasalaam vive la liberté vive la nation liberté pour Cheikh Omar Diagne. jërëjëf. Merci beaucoup. Sénégal, notre priorité. Pape Abdoulaye Touré. Camarade Touré. waaw asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di rafetlu bëccëgu weeru koor gi xamante ne dina faral di métti torop rawatina sama waa association xëdd tëdd yeewu ndog am tey dañoo am jom yeewu rien que pour défendre la justice et pour exiger la libération de Cheikh Omar Diagne baal leen ma voix bi dafa dem donc
sama waxtaan dama koy accentuer ci ñaari mbir bu ci njëkk mooy ñële muy étudiant ak ñu mu mënti doon te nekk kerem na leen autorités yi gestu waaye suñu leen gestuwul aussi am leen fullaay jug taxaw def benn say parce que vous êtes nombreux ñu teg injustice ci yéen bëri nañ bëri boo xamante ne xajuñu woon fii donc mobilisez-vous ngeen taxaw kaas seen i ak seen i yelleef parce que mënuñu nekk ci pays boo xamante ni ñi jiite njàng mu kawe mi nee nañ am nañu 2000 doctorats yoo xamante ne ñoom pare nañ pour jàngale alors que soo demee université les professeurs sont déficitaires loolu mooy waral les résultats sont catastrophiques da ngay gis benn professeur bu war a corriger 500 copies ñu koy jox 2000 copies pour mu corriger ko ci diir bu gàtt donc dem leen ngeen wax ministre bi ne ko 2000 doctorats yooyu muy wax na leen recruter yóbbu leen dans les différentes universités du Sénégal su ko defee njàng bi gën a mën a ñoŋ beneen bu ci topp dama koy orienté ci lu ñu fi tax a dajaloo tey muy dénoncer injustice bi ñu teg ci suñu camarade muy professeur Cheikh Omar Diagne réew mi nag je pense que sénégalais yi ñoo war a fajal seen bopp ñu fi teg injustice bëri na kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci réew mi lu ñu war a déplorer la parce que réew mi Macky Sall moomu ko Antoine Félix Diome moomu ko son ministre de la justice moomuñu ko moomuñu réew mi dans la mesure où képp ku ànd ak Macky Sall bu ci mujj mooy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi tu déposes une plainte même pas 48 heures ki nga porte plainte mi ngi nangu siim waaye soo ànd ak Macky Sall mën nga détourner budget national du tee sooy dox ay nit ñoo lay ay force de l'ordre ñoo lay sécuriser ana Bougazali ana Bougazali ana ex directeur u SN Post Siré Dia ana Aliou Sall la liste elle est vraiment longue ana Cheikh Omar Niébé Anne donc nañu xeex loolu et ñu ngi leen di encourager bu baax a baax di rafetlu teewaayu ñëpp ñi mënoon a ñëw te ñëwuñu la prochaine fois ñu ngi leen di ñaax fii fees dell parce que Macky Sall xamul négocier xamul justice peuple bu jug taxaw ci kanamam defanteeg moom la xam et oui pour la résistance nous allons résister parce que dëkk bi du dëkku dictature jërë ngeen jëf. ñu woo camarade Abdoulaye Diène. waaw ñoom. waa Kër Cheikh. ñooy jokistes yi les panafricains. respect camarade. la marche sur près de 1500 kilomètres. Dakar Bamako camarade Diène. Dakar Bamako. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñi fi teew ñëpp voilà bëggoon nañ ñëpp ñëw mais quand même l'essentiel mooy que le message passe ba ñi nga xam ni ñi ngi téye Cheikh Omar Diagne ñu dégg ko Sénégal dégg ko parce que liñ ko jiiñ du dara diffamation ñu téye ko si jël ay injures publiques ay affaires yu ñàkk xorom teg ko ci ba pare bu ko cee tëj téye ko foofu parce que ba mu déclaré ne dama bëgg a nekk député ba tey rek ñu accéléré affaire bi képp kuy wax diine di wax valeur di wax lu baax boo nee dama bëgg a nekk député bu ñu la mënee faagaagal dañ lay faagaagal parce que dañoo bëgg continuer seen agenda bi bu yeboo nit yi ñu yeew ci loolu ñu bàyyi ay waxu tarixa ay kii fii la bokk fee la bokk l'essentiel c'est le bien et le mal ku faral bien da ngay taxaw ku faral mal taxaw fee bu ñu yoxee ñoom suñu kaw la ñuy jaar ñun nañu taxu laxasaayu ñu jaar seen kaw fii lu baax moo fii sax góor jigéen du fi am baat loolu dañ koy bañ ba faw bu loolu weesoo dañoo war a xam Cheikh Omar Diagne mooy kan ban dimension la nekk parce que ñun jot nañ ko fréquenter bind na ay livre bàyyi république privée du Sénégal moo nekk nii mu expliqué ci emblème yi nga xam ni franc-maçonnerie noonu la téye suñu réew lépp li nga xam ni yaa ngi koy romb ba ci monument bii franc-maçon yi ñoo ko fi saxal xam nga lu ma la wax signes yi yëpp c'est des signes franc-maçon yii yëpp dafa nekk loo xam ne xeex la yoo xam ne dañ ko war a dindi ñu def ay emblème yoo xam ni dafa méngoog ay valeur loolu xeexu Cheikh Omar Diagne la armoire yeeg lépp bind na ko ci livre bi bu loolu weesoo bind na
la révolution de l'argent muy wax ci franc CFA génne ci ay xam-xam ak ay technique ak outils yoo xam ne war nañ ko am pour am suñu xaalisu bopp wan lan la franc CFA bonee si ñun économiquement xeex na religieusement xeex na loo wax rek parce que xeex mënut a weesu bind livre xeex mënut a weesu di wax sa xalaat ci penc bi ñëpp di ko dégg te dëgg rek nga koy teg moom jëmmam soxalu ko bu loolu weesoo bind na livre am bu mucc mi ngi nii comment ça s'appelle Data War mooy les données personnelles les données la guerre des données xam nga lu ma la wax le déclin des états et la disparition des nations Cheikh Omar Diagne nekkul nit koo xam day taxawaalu ni du ko ndaw day gëstu du nelaw guddi foo ko fekk mi ngi liggéey pour nit yi mën a jariñu kooku la ñu bëgg a jël tëj ko ci kaso bi ak ñi mel noonu sénégalais yi dañuy yeewu ñu taxaw temm jàkkaarloog seytaane yi ñu faagaagal leen su ko defee ñu am ndam bind na beneen livre boo xam ci maanaam développement personnel lay wax bàyyiwul dara l'homme est multidimensionnel bu yeboo sénégalais xam mooy kan ñu bàyyi ay wax na sëriñ bii lii wax na sëriñ Bala maa ngi jégalu ñëpp di leen bëggee jaa ngeen jëf. jërëjëf Camara jërëjëf. xam naa ñu woo l'homme principe Dame Mbodj. layam du peuple. amul layam. waaw loolu moom. layam. ñu ziar. asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. kilifa yi fi teew yëpp soxna yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam. tey nag am naa lu ma naqari lool ndaxte comme ñun ñëpp niñ ko xamee Cheikh Omar Diagne dafa nekk ku ci nekk ci ñun dafa am lu mu séq ak yow nekk nit ku baax koo xam ni valeur yi muy incarné umpul ñu bëri ci ñun fii ndaxte dañoo bokk ak moom ay xeex yu bari kon nag tey bu ñu taxawee moom Cheikh Omar Diagne ñu mën koo téye ci kaso bi ci ay tappalay nguuru président Macky Sall ci koo xam ni dafa amal njariñ réewam amal njariñ askanam amal njariñ diine ji kooku bu ñu taxawee ñun Sénégal di seetaan loolu kooku gàcce gu rëy lay doon ci ñun kon tey mun ñoo nekk ci réew moo xam ni dañuy bàyyi góor jigéen yi ak franc-maçon yi nga xam ne ñoo ñuy jiite actuellement ci palais de la république bi ak ci gouvernement bi ak agenda bi ñuy dawal ak sàcc yi ñi nga xam ne dañ leen a fekk ñuy defar ay faux billets ak ñi nga xam ne dañ leen a fekk ñu sàcc ay milliards u Sénégal ñu bàyyi leen ci mbedd mi jël imam yi ak nitu yàlla yi ak ñi nga xam ne si sénégalais yëpp leen naw ñu bëgg leen tëj ci kaso bi kooku ñun Sénégal kenn du ko fi nangoo kooku pour mu leer mënuñoo nangu réew moo xam ni ay imam la ñuy toroxal réew moo xam ne ay imam réew moo xam ne ay nitu yàlla la ñuy toroxal réew moo xam ne ay nit ñu bëgg diine la ñuy toroxal ba noppi di tatagal ñoo xam ni ay góor jigéen lañ ak ñuy jàppale ay góor jigéen ak ay franc-maçon ak ay sàcc katu xaalis ak ay defarkatu xaalis ci Sénégal kooku kenn mënu ko fee nangoo tey kenn mënu ko fi nangoo ëllëg kon nag ñun li ñuy wax mooy président Macky Sall day jaay doole lépp lu muy def da ci jaay doole la ko teg Cheikh Omar Diagne leen ko tëjee ay tappale la parce que dañ ni moom ñaari mbir lañ koy toppee ci li ëpp ci li nga moom lañ wax mooy ay injure publique mooy dafa saaga ci biti alors que moom émission ba mu ko defee man mii maa nga ca woon ca émission ba Oustaz Matar Sarr mii ma nga fa woon Ababacar Mboub ma nga fa woon Abdou Karim Gueye xurum xaq ma nga fa woon Mame Matar Gueye ma nga fa woon Jamra ca biir émission ba moom Djibril War moo fa woote daal di ni Cheikh Omar Diagne dinaa la def ni jigéen ñëpp dégg ko muy lu leer nañ mu ne ko dinaa la def ni jigéen Cheikh Omar Diagne ne ko yow mbaam xuux nga te loolu mooy dëgg mbaam sëf mbaam sëf a ko gën dama ne moom mbaam sëf 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 Djibril War mbaam sëf Djibril War mbaam sëf Djibril War mbaam sëf Djibril War mbaam sëf léegi nag moom ca émission booba la wax ni fa la ko Omar Diagne waxee leen ko te moom moo dugg saaga Cheikh Omar Diagne mu fayu beneen bi
mooy buñ la jiiñee ni yow dañ laa diffamé mooy dañ laa duural loo xam ni amul. loolu ci loi Sénégal ni mu tëddee ak loi adduna bi yëpp correctionnel lay dem dañ koy yóbbu en flagrant délit bu ñu demee ñu atte la en flagrant délit en quelques jours mais amul kenn kun fi mën a yóbbu instruction mënta nekk ci diffamation ñoo ngi défier tous les sénégalais ñu génneel ñu benn dossier justice boo xam ne diffamation la bu ñu yóbbu en instruction loolu mosul am kon nag Cheikh Omar Diagne président Macky Sall moo ko bëgg a tëj parce que Cheikh Omar Diagne daf koy déranger comme ni ko Dambo di déranger comme ni ko Sass Matar Sarr di déranger comme ni ko Ababacar Mboup di déranger comme ni ko sénégalais yu baax yëpp di déranger loolu nag duñ ko fi nangu président Macky Sall nag li ñu koy leeral di ko leeral sénégalais yëpp mooy élection yii nu jëm duñu ko may muy ñuy jaay doole di ñu xoqtal pour gagner ko Cheikh Omar Diagne bis bu ci yokk coonaam day gën a métti rek moom président Macky Sall parce que duñ ko bàyyi li ñuy exiger mooy lii ñuy def nan ko taral gën koo dëgëral déposer une demande de marche pour dem jëli Cheikh Omar Diagne yóbbu ko këram parce que mënuñoo bàyyi Cheikh Omar Diagne nekk ci kaso bi Sénégal bu Cheikh Omar Diagne waree korité bu ko defee ci biir prison bi sunu gàcce la Cheikh Omar Diagne du korité ci biir prison bi Cheikh Omar Diagne du korité ci biir prison bi dañ koy génne ci nii wala ci naa wala ñu dem palais de la République déloger président Macky Sall parce que moom moo nekk derrière c'est le président Macky Sall qui est derrière l'arrestation de Cheikh Omar Diagne kon président Macky Sall élection yi ñu jëm moom sénégalais yi bu ñu amee fulla dañuy battre les listes de Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne liste góor jigéen lañu dañ leen di battre sur l'ensemble du territoire département yi fépp nañ préparé wu pour ñu battre la liste de Benno Bokk Yaakaar département yëpp na imaam yi xutba li Macky Sall di wax ni imaam yi ñoo xutba woon na imaam yi xutba pour que sénégalais yi bu leen voteel Macky Sall parce que Macky Sall day tëj nitu diine yi Macky Sall day tëj imaam yi Macky Sall day tëj nit ñu baax ñi ñu voté massivement contre les listes de Benno Bokk Yaakaar ñu am une majorité à l'Assemblée nationale ñu voteel ñu la loi criminalisant l'homosexualité bu ko defee jàmm ni ñooy président Macky Sall na comme 2024 mënta nekk candidat fegal na te ku fegal da ngay jox sa wujju mu aay kon nag jot na pour mu abal ñu comme nag bu bëggee jàmm na waajal demam parce que moom 2024 mënatu la continuer di jiite Sénégal léegi nag liñ koy wax mooy na libéré Cheikh Omar Diagne libéré Omar Diagne libéré Omar Diagne libéré Omar Diagne libéré Omar Diagne léegi nag fa laay daanele gis nga su libéré wul Cheikh Omar Diagne ñun danañ gisee ñun ñëpp suñu biir ñu waajal nag doggale nguuru président Macky Sall parce que jàpp naa ni nguuram mi ngi waaj a jeex parce que si ñu nguur gi jeex moom la am parce que réew mii nga xam ne ay jullitu yàlla rek ñoo fi tëdd réew moo xam ne ay nit ñu baax rek ñoo fi nekk nga bëgg faa taxaw di toroxal nitu diine yi président Macky Sall loolu si ñu nguur guy jeex la léegi nag bu dee mënta xaar 2024 bu dee dafa bëgg a nguuram jeex avant 2024 na téye Cheikh Omar Diagne ci kaso bi su ko téyee bañ koo libéré ñun daan dajaloo dem libéré Cheikh Omar Diagne dem fekk président Macky Sall ci palais bi déjjati ko fa war na ko réew mi moomu ko jaay doole bi dafa war a jeex jërëjëf ñu woo Pape Babacar Faye urgence panafricaniste Sénégal. Pape Babacar Faye. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci seen teewaay di wax ne du ñu guddal parce que wax ci Cheikh Omar Diagne je pense que ñi fi nekk ñëpp mën nañu wax ci moom parce que ñun ñi fi nekk ñun ñëpp ku fi nekk am nga loo xam ne relation particulière boo am ak moom ku ci nekk ci ñun tamit bu ko mësul gis mës na ko dégg ku ci nekk ci ñun bu ko mësul gis mën nga jàng ci moom dara ci loolu rek war na tax kooku ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne warul des ci kaso bi parce que des ci kaso bi tant que moo ngi des ci kaso bi dina firndeel ne góor jigéen moo ëpp doole li nga xam ne mooy dëgg ci réew mi Cheikh Omar Diagne des ci kaso bi mooy wane ne gouvernement pro-gay LGBT yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu réew ñoo ëpp doole ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañu gëm valeur yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba maam El Hadji Malick maam Baye doon défendre ba jóge fi wàcce Cheikh Omar Diagne ci kaso bi dina firndeel que ne ñun dañuy assurer suñu combat échec bi mooy lan
échec bi mooy ñun ñi nga xam ne dañ daan ànd ak moom parce que moom dafa wax loo xam ne ñun ñëpp moom la ñuy xalaat ki nga xam ne daf ko tontu mu naan ko Djibril War mbaam kooku na xam ne moom ki ko jiite mbaam la moom avant moo nekk mbaam ki ko jiite mbaam la parce que képp ku ànd ak góor jigéen wala képp kuy défendre góor jigéen mbaam nga loolu sañuy valeur nangu ko képp kuy défendre wala képp koo xam ne tu es pro gay góor jigéen nga yow tamit parce que yàlla mënul dëpp réew ngir ay góor jigéen ñun tamit ñuy nangu suñu dëkk bi nga xam ne ñi ñuy jaaga xeexal ay année ay at di ko défendre ba tey jii ñun ñu bëgg a ñëw puso bi di réeree suñu loxo donc jeunesse bi laay ñi nga xam ne mooy suñu mag ñi seen wàlla wéy na ñun suñu wàlla mooy li nga xam ne moom la ñu dénk muy lekk bi wala ñun nangu en aucune manière muy réer suñu loxo puso bi nan lañ mën a def ba du réer suñu loxo mooy que ne ñu conserver que mooy que ne ñi nga xam ne xamuñu ñu xamal leen mooy ñi nga xam ne conscient wuñu conscientiser leen ñu def ñu conscient de telle sorte que tey jii société sénégalaise dans sa globalité ñoom ñoom ñu xam ne góor jigéen dafa am agenda boo xam ne moom la Cheikh Omar Diagne doon xeex ñi nga xam ne ñooy pour l' agenda muy Djibril War muy le président de la république Macky Sall muy le président de l' assemblée nationale muy bépp autorité boo xam ne mosul jël parole tey jii prononcé wu contre l'homosexualité ne leen xam ne dañuy ànd ak góor jigéen ñaar moo am ñaari camp moo am Sénégal bu ñu nax kenn kaaw dëgg ak fen kaaw dëgg mooy ñi nga xam ne dañu bañ góor jigéen te dañ koy xeexal fësal ko képp koo xam ne da nga bañ góor jigéen te fësaloo ko xamal na yow da nga ànd ak ñoom parce que ku dul dëgg yaa ngi si fen te ku nekk si fen nekkoo si dëgg donc dama leen di wax leen na combat bi warul yëm fii combat bi di combat wu Cheikh Omar kese tey Cheikh Omar lañ denc suba mën na doon man mii mën naa tenir loo xam ne raw na loolu parce que man dama ne ki nga xam ne mooy bañ ñu wax ko mbaam moom ki ko jiite mbaam la parce que képp ku ànd ak góor jigéen mbaam nga képp ku ànd ak góor jigéen nga te képp ku défendre góor jigéen si gouvernement bi góor jigéen nga donc ma rappelé encore une fois que ne ku si dem su ñun na nga conscientiser seen waa kër parce que combat bi di combat wu place de l'Obélisque combat wu Afrique la combat wu Sénégal la parce que am na ñoo xam ne ba tey ji xamuñu ne sax agenda bi moo ñu am tey am na ñoo xam ne xamuñu ne tey permis yi nga xam ne moom la ñuy jox passeport yooyu yëpp am na genre te genre tant que moo ngi dugg si biir ça veut dire que processus bi déclenché nañ ko pour que góor jigéen mën a am rey tey jii ñaata restaurant ngeen dugg si Dakar fii nii dafa fekk ay góor jigéen dafa toog il y a 10 ans de cela musul woon am ñun ñi nga xam ne ay jeunes lañ fu ñu dugg tey jii dañ fay nekk ndox ak ay góor jigéen ñoo ñoo leen may doole boobu ñaata yoon la ambassade yi nga xam ne ñoo nekk fii nii un peu partout à Dakar di recevoir ay dimanche ay góor jigéen du benn du ñaar te ñun xam nañ ko mais dañ ciy dégg suñu tànk looloo tax tey nag ku mu dugg sa kër nga yuuxu balaa moo dugg sa kër fexeel la tout ba mu mbedde ba mu nekk ñu jëlee ko fa mooy lan ñu criminaliser góor jigéen ñi mooy ñu dooleel ñi nga xam ne ñooy xeex contre góor jigéen ñi di wax au président Macky Sall une chose Cheikh Omar la def si prison bi na jàpp ne ñun ñii Cheikh Omar am na ay millions de personnes yoo xam ne millions de Cheikh Omar yu nekk au niveau du Sénégal man Cheikh Omar laa yéen ay Cheikh Omar ngeen ñun ñëpp ay Cheikh Omar lañ di ko wax ne bu bàyyiwul Cheikh Omar ñun dinañ manifester bu bàyyiwul Cheikh Omar ñun dinañ dem ba biir palais déloger ko parce que président de la république moom moomul nit ñi agenda bi nga xam ne moom lay défendre dina ko fi jëlee si ñii ak si nii bu fekkee ne nag bëggul wayam ñaaw na jéem a libérer Cheikh Omar déjà présent bu fekkee ne bëggul wayam ñaaw na libérer Cheikh Omar su fekkee ne bëggul wayam ñaaw na libérer Cheikh Omar déjà présent wala lu ko may du egg 2024 moom li koy yot xamu ko Macky Sall suñu sañoon tey jii tey dafa naan palais donc peuple bi la ñuy yeewu préparé bu libérer Cheikh Omar Diagne Macky Sall la ñuy dem déloger ko si palais yóbbu ko si biir Rebeuss génn Cheikh Omar Diagne merci beaucoup. merci beaucoup camarade xeex bi wax ji mënta neex wax ji kaddu yi mënta neex kaddu yi mënta oyof ndaxte amul ay yox-yox yi gars yi caaxaanuñ te doole lañ indaale dañoo am ay bàjjan au niveau national am ay bàjjan au niveau international am nañ xaalis am nañ institution yi am nañ média yi moo tax wax ji mënta neex mënta am yox-yox yi loolu moom say boo ñëpp xam ko Djibril War mbaam la mbaam sëf la moom ak ñi nga xam parce que Djibril War Macky Sall moo ko def li mu nekk Macky Sall dara umbu ko ci dëkk bi Macky Sall xam na ne assemblée nationale am na ay député yoo xam ne ñu ngi bokk PGA xam na lan mooy PGA xam na ne Djibril War ci la bokk kon nag bu bàyyee loolu waxu ci kon moom daf cee ànd moo tax Djibril War mbaam sëf nga bu fekkante ne da ngay porter plainte nga ñëw porter plainte ku ko wax man Daouda Gueye maa ne Djibril War mbaam nga ñëw ana nga asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. bàyyi na réer mbokku jullit yi jot na bés bi jot na. xool nañ ko li yëpp sóoraale nañ ko maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant
di leen baalu ak di leen baal ak professeur Cheikh Omar Diagne ku ko xam ni diine lay wéyal xam ni nit ku baax la li yëpp sóoraale woon nañ ko li yëpp xamoon nañ ko dina même bu fekkente ni tey mbooloo bi tollu nañ ni alhamdulilahi rabbil alamin amaana message bi na mu waroon jàllee bu ko jàllee woon tey dinañ fees fii dell Cheikh Omar Diagne guddil nañu Cheikh Omar Diagne bëccëgal nañu sama conférence de presse yëmbal dafa bàyyi yiteem yëpp livre bi mu bind franc CFA man la ci indil carton rapport yëpp teewe ma jëlaat livre yi mayewaat ko rapport yi distribué leen ko alhamdulilahi rabbil alamin te la mu wax ñun dégg nañ ko li waa ji wax léegi-léegi rek ki fi jógee bu fekkente ni jàpp nañ ko moom bu ñu jàpp ni jàpp nañ Cheikh Omar Diagne jeex na bëri na ay Cheikh Omar Diagne tey ñun ñëpp ay Cheikh Omar Diagne lañ alhamdulilahi rabbil alamin léegi dama bëggoon comme rappeur la nit nag loo ciy def nee nañ sawkatu lar même bu fekkente ni da ngay sawlal bàyyi chaque jour xoolal na lal bi di lóor refrain bi laa bëgg ngeen téyel ma dama ne justice buy àtteelu dul yoon ngeen na ma bëgguñu justice buy àtteelu dul yoon yoolal ma bi la justice sàgg nga ay doomu gero tey la tey foog ñu àtte leen justice buy àtteelu dul yoon yoolal ma bi la justice tey la tey foog ñu àtte leen alhamdulilahi rabbil alamin na ko Macky Sall dégg na ko état bi yëpp dégg te ñu xam ni Macky Sall bu dee day tëj na pare pour tëj Sénégal yëpp dama ni franc-maçon day téye kaamil xaaj ci waat du dara ci moom dañu mën a fen franc-maçon day téye kaamil xaaj ci waat du dara ci moom kon nguuru Macky Sall gi ak bu dëmm yam jekkul sa morom lekk xañ sa bopp man ma nekk ba kante jiital dekk ci biir palais bi lañ ko fekk mais lu tax Aliou Sall Franck Timis def ko waay parce que raqu dëmm dàq lekk góor gi wax du waxoon na ko kon nag professeur Cheikh Omar Diagne dama bëgg ñu dégg Obélix yëpp ñu dégg ko bëgguma si wax bëgguma sax di wax Obélix parce que Obélix sànq duñu lañ ko Obélix turu franc-maçon la ñun ñëpp xam nañ ko Cheikh Omar Diagne conscientiser nit ñi yee nañu dama bëgg ñu ne place de la nation loolu lañ doon wax wala place du souvenir maa ngi jégaluwaat bu fekkente ni wax yi gudd na maa ngi jégaluwaat di ne ñun ñëpp benn yuuxu laa bëgg libéré 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 alhamdulilahi rabbil alamin sama gars yi da ngeen jëf wallaahi jërëjëf waaw ñuy woo Thiat bu Yanamar ñu nekk ci ginnaaw ñëw leen ci kanam ñi nekk ci ginnaaw bâche bi ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw ci kanam dañoo organiser wu wan Macky Sall ñu dañoo organiser ñu leen koy ñaan salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar ci weeru koor gi di kontaan lool parce que bésu koor tombeek aussi ñu nekk ci temps de carême ay sénégalais yu toll nii ñëw taxaw ci naaj bu tàngee nii lii mooy pas-pas te pas-pas bi boo koy xool da nga koy fekk ba mu mat sëkk ci ki nga xam ne nii moo ñu dajale fii ñun ñëpp tey muy Cheikh Omar Diagne pas-pas nag boo koy dégg nit ñi dañuy defe ne mooy koo xam ne rek day xëbër bëriwut ci Sénégal bii ku ñu woowee nitu daara nit ñi wekk ko ci buy wax ci beneen wàll wa maanaam waxul ci mbirum alxuraan dong mu toog di la wax ci àdduna di la wax ci lu temporel ëpp la ca xam-xam yow ma mu toog di ko wax kon kooku mënut neex pouvoir en place kon kooku noonu liggéey bi muy def ci wàllu daara di ko def ci wàllu temporel su paree pour dem assemblée nationale nit ku mel noonu état mënut koo bàyyi mu dem pour man c'est une offense à Cheikh Omar Diagne que de citer le nom de Djibril